ñaata responsable politique ñoo dëkk biir Fatick ñaata ministre ñaata DG plus président ba tey Fatick amul benn changement. asalaamaaleykum waa Sénégal ñoo ngi leen di ziar di leen sant bu baax bon tey nag dañoo dalal suñu benn naataango dëkk Fatick moo ngi tudd Kazi dañ lay bàyyi nga présenté wu. ok asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Bouba Siaka Sarr la sama tur dëgg surnom bi doon Kazi MC ma nekk rappeur nekk entrepreneur parce que am door rap bi gis nga fi nga ma fekk tey mais aussi nekk secrétaire aussi général association aar fee inu njógul inu séréer ndax ñu muy rassemblé artiste séréer nekk Sénégal yi nekk aussi ambassadeur Fatick diaspora Fatick waaye nga xam ne ñu ngi Europe ñu ngi Italie ñu ngi États-Unis dañ créé benn association de participer ci social Fatick donc man lañ délégué def na seen ambassadeur ma leen représenté Fatick vraiment nan leen dal leen jàmm nag waa Sopp Kazi Pro soyez les bienvenus. merci Kazi sa présentation bi am na solo lool macha allah ñu ngi lay njukkal di la ziar bu baax ñun nag suñ première question lenn la muy qui est Kazi. waaw déjà xam nga Kazi comme ni ñu koy déggee rek Kazi moom mooy lépp mais li ko tere doon lépp lu ndaw la par exemple tey boo ne la quasi totalité des Sénégalais sont des musulmans par exemple tey 95% au Sénégal yi ay musulmans yi 4% yi moom mooy chrétiens yi 1% yi des di animistes yi laa mën nga ne la quasi totalité des Sénégalais sont des musulmans mooy lépp mais li ko tere doon lépp lu ndaw la par exemple tey boo demee ci dictionnaire puis lañ koy bindee UASI moom mooy lépp mais li ko tere doon lépp lu ndaw la mais man comme artiste la te pour man artiste mooy créateur boo demee ba mënoo créer rek nañ la wooyee leneen quoi parce que artiste bi dañuy utiliser sa xel moom moo waral Kazi bi man C laa koy bindee ASY C c'est moi le contrôleur A des actes S de la société Y avec ses troisième suñu waxee troisième œil nag du yëfu jinne du yëfu malaaka mais tout juste xel ñu utiliser suñu xel parce que moom mooy suñu différence ak mala yi ma dëkk Fatick nag yaroo ci koñ bu tudd Daaru Salaam dafa ndoo sama enfance samay premier xam nga temps ma jaar fa am amul ci dugg ci franchement ba sant yàlla daal nit ñi xàmmee na ci loolu noonu kooku moom mooy Kazi doomu Daaru Salaam doomu Fatick doomu Sénégal xam nga doomu àdduna quoi ñëppay parce que ñu may dégg tey mën naa ne àdduna bi ñëppay apprécier tey li ñuy des quoi. macha allah. dëgg la Kazi loolu rafet na. waaw deuxième question bu ñu lay posé mooy lan moo tax yow nga choisir rap. jaajëf merci beaucoup ci question bi xam nga nag rap dafa nekk musique boo xam ne musique bu dëgg la boo seetloo rap ci revendication la juddu moo ko reggae rap boo koy def amoo droit wéy nit comme li gars yi di def wéy politicien wala wéy nit ñu may la xaalis amoo droit parce que ba peuple bi nga fi nekkal donc mu nekk musique boo xam ne nii tey xam nga musique bu dignité la musique bu gëm sa bopp la musique bu xeexal ba peuple bi te pour man xam nga man ci dëgg laay dox quoi te rap musique bu dëgg la rap boo koy dëgg da ngay def RAP R c'est la région A de la P qui parle donc da ngay gis ne musique la boo xam ne nii tey pour bas peuple bi la pour waxal ñi nga xam ne nii tey mu ngi suuf mu ngi ci suuf la donc dëgg boobu noonu ci nekk ak néew la ji bi ci nekk muy xam-xam bi ci nekk parce que xam nga ne rap moom bu cuune du ko def te sa bopp il faut mu am lu ci nekk. suñu genre yi waa suñu genre yi nga xam ne moom non yéen ay ndaanaan ngeen yéen ay jënkeer ngeen quoi. mais suñu troisième question. ñu lay laaj ana yan problème nga jotoo rencontré wu ci rap bi yan jafe-jafe. waaw en tout cas xam nga àdduna moom du ma ne rap sax kese manière générale ñu généraliser àdduna dara yomb fi. boo duggee ci benn affaire sax tey xam nga mu yomb rek tiital ci sa bopp donc parce que ñaara fi nekk muy naqar ak bànneex mais bu commencé rek mu neex tiital te xam ne après day métti ñun ñëpp tey fi ngeen ma fekk nii tey rap moom moo ma ko may. macha allah parce que 2002 laa ci dugg doon teg ay concert sama koñ demee bi xajatul ci koñ bi ñëpp di support ma déplacé ko yóbbu ko Bercy di donc bi ma koy mujjee def stade ma seen laa ko defee ak ay ngaaka bi les kaana baas kerem yi pop gaa seen bi comprendre bu baax may waxee donc loolu noonu su ma amutoon ngëm-ngëm boobu noonu
gëm ne aussi affaire yi day métti ma war ko jaayante muñ ne one day un jour viendra xam nga mu neex ba ma fàtte ne xam nga li ma ci jot a def yëpp ak métti yi nga xam ne nii tey jot naa ko ci def yëpp ñu li ma la wax ci première question bi rek mooy adduna day métti nga muñ gëm ne one day day neex donc jaar nag bu ñàkk te yow dund nga loo xam ne yow ngay dee doo ko fàtte kii dund nga ko loolu moom mooy adduna donc mais lépp ci cadre sant yàlla rek dañ koy delluwaat borom bi ko xam ne am moo ni mel quoi. dëgg la yuuxuloo nga ñu de stade Bercy loolu yëpp macha allah neexoon na nag. merci beaucoup encore ñoom Ngaaka ak ñoom kii yëpp loolu yëpp xanaa fekkoon na noonu la mooy suñu devoir parce que boo nekkee ci dëkk ngay participer ci développement dëkk bi def loo xam ne même boo fi nekkatul sax parce que image yi ngay wax ni ay image la ñu ngi ci sa biir xel donte boo fi ñëwutoon sax wala gisatoo ma sax comprendre marqué naa sama empreinte comme man ci musique Sine marqué naa sama empreinte ci région Fatick marqué naa sama empreinte ci niveau national parce que loolu histoire yi la boo xam ne nii tey koo ko wax rek xelam day demaat ci stade bi te image yi day daal ci waat ci xel bi quoi donc acte yooyu noonu dafa am solo aussi ñu koy taxawal quoi. mais motivation bi nag lan question quatrième question bi quoi motivation bi lan moo la mën a motiver ci hip hop bi quoi. waaw mais xam nga àdduna moom àdduna lépp jagle la rek ñun tey li ñu motiver ci hip hop nekkul luñ ciy gagné du koom-koom comprendre mais respect bi ngay am bu génnee ci mbedd mi ba peuple bi nga xam ne nii tey sa voix yegg na foo xam ne nii tey seen voix bu ñu faa yegg bu génne ni ñu lay béggee ni ñu lay sowloo tey li ñuy gisee seen bopp ak aussi ni ngay jaay image yu dëkk bi parce que wax naa ko woy bi ñun li ñuy def nekkatul dëgg woy fee ci kese mais dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw dafa am ay message yoo xam ne ñun dañ koy jàngale mais dafa am image yoo xam ne dañ koy jaay parce que sama clip saa yoo ko seetaanee da nga gis man Sine laay jaay Sénégal laay jaay Afrique laay jaay parce que maa ngi wone delta bi Sine Saloum bi di la woon xam nga Sine ni mu riche ci côté culture accoutrement neer xam nga séeréer yi cosaan beeg yooyu noonu mais yi tëgg gàmb yi originalité bi c'est-à-dire que ñun motivation boobu noonu nit ñi lay ñaanal ak ni ngay représenté dëkk bi dignement ba ko toll au niveau international ngay jot ay appel comme naa tout le temps nit ñi di la war di apprécier foo dugg xam nga gars yi show lool parce que pour man boo amee nit ñi rek ñàkkoo dara parce que am du alal du oto du immeuble mais mooy nga xam nit ko mosul xam nga lan la lay jëriñ suba loolu moom mooy yokkute te chaque jour que jëfee am nañ yokkute gars yi ñu ngi déplacé wu di jóge fu nekk di ñëw di jël si album bu bees bi mais ñu ngi jóge fu nekk aussi pour bëgg nga rencontré ñu def seen participation ci boutique bi loolu rek daf lay motiver loolu rek moom moo ñu bàyyi sax ci musique boobu léegi quoi. macha allah kas yi ñu gis ne jël nga rab bi song ko teg ko sa dënn bi. teg ci boole ko entrepreneuriat lan moo waral loolu. waaw mais dèjà xam nga Youssou Ndour rek exemple musique kese day xaw a métti mën naa la ne tey li ëpp ci li nekk ci boutique bi ci moment corona bi laa ko jël macha allah mbaa artistes yi da ngay gis koo xam ne affaire bi dafa métti ci musique kese nga yem da ngay jaay sa baaful da ngay jaay sa guitare da ngay jaay say œuvre parce que musique amatul mais man investir naa ci leneen loo xam ne comprendre foofu mën naa fay tëgg sax di def musique comprendre parce que loolu moom mooy motiver génération bu bees bi nga xam ne ñu ngi ñëw au moins ñu gis na grand bi am na lu ñu fi teg te boo seetloo Sénégal aussi il faut ñu wàññi wax ji te teg ay acte nit ñi gis xam nga tey ku déplacé wu ñëw ci boutique bi jënd benn article tey di nga soxla boo soxla benn dàll bu baax wala benn yére bu baax dem Mbour wala nga dem Dakar pour am ko indi nañ ko fii pour participer ci suñu développement bi au moins pour wan nit ñi ne ñun nekkuñu ay artistes yoo xam ne dañ nekk di wax kese mais bi ñu waxee ba pare aussi teg nañ ay acte xam nga nit ñi gis quoi. macha allah. yaa ngi fi daal sax lu yàggul. ay crampons quoi. non macha allah waaw ñun moom vraiment ci qualité rek la ñuy veillé quoi. ci qualité la ñuy veillé quoi. noonu la parce que li nga ko doon soxlaa di ko wuti ba feneen ñu indi ko ba fii
musique bi foofu mu am loo ko cumulé tey xam nga doo topp kenn di daw pour mu jàppale pour mu tourner sa clip wala pour mu génn sa album xam nga wala pour nga ne ci yenn détails yi quoi de passage aussi naan leen génne nañ album bu bees album bi génn na le 5 février waaw yëg nañ ko si lañ naroon yow ñëw ak yow nii mais yaa ngi ñuy waaxu daal gis nga anticiper leen waaw anticiper non mais parce que album bee xew nag waaw daa xew nag seetaat non album bee xew album bee xew ci incha allah ci kanam tuuti ci album boobu gën a ñëw nii pour bañ a kii rek mais am na ay message sax ci album bi ci ginnaaw maa ngi ñëw tuuti baal ma déglu gars yi ci kanam foo toll sa wàllu communication bi quoi fan nga ci toll. waaw déjà album bi génn na le 5 février bi ñu génnee ñu teg conférence de presse centre culturel régional bu Fatick ku mel ni gouverneur ñëw assisté toog lu mel ni mairie def délégation toog lu mel ni autorité yi ci région bi yëpp ku mel ni Birame Faye ku mel ni maître Sakho comprendre ku mel ni Matar Ba ñoom ñëpp ñu initié ñëw jàpp ci comprendre parce que album la boo xam ne nii tey man maa ko initié mais album Fatick la parce que boo dégloo son yi nekk Europe di nga xam ne kii Afrique la jóge mais boo dégloo son yi aussi nga nekk Afrique di nga xam ne kii Sénégal la jóge mais boo dégloo son yi aussi nekk Sénégal di nga xam ne kii Sine Saalum la jóge te pour man nit ku nekk ci ñun war nga mën a am sa identité culturelle parce que àdduna boo defee enrichissement ba pare ouverture la ci war a toog comme nan gu baax si may waxee donc génn nañ ko le 5 février média bi déplacé au niveau national au niveau régional ñëw gérer couverture bi mu doon affaire bu nice boobu ba léegi aussi ba mu génnee ba léegi ñu ngi woon ci vente album bi distribué xam nga distribué ma xool sachet boobu distribué waaw parce que album bi ren defuñu ko li ëpp lii yëpp ngay gis ay album la au niveau national lii albumu Leuz Diwane ji la lii albumu Pëpëse comment lii albumu Naara Pii la lii albumu Boori Jéeg la lii albumu Colonel la mais boo seetloo li ëpp léegi ci support yi pour gis CD day xaw a compliqué lecteur CD pour gis ko day xaw a métti donc moo tax ñu ne album bi nañ def ko ci ay clé USB def ko ci ñu lañ def album bi waaw day jot sa clé ci su logo Kazi Pro bi ci ginnaaw ñu bindal ci turu album bi retour aux sources day am solo donc yow da ngay ñëw branché sa ordinateur wala nga branché sa couvert enjoy sa album dafa jot album bi tudd dafa jot li jot moment bi moom moo ñu def retour aux sources parce que booy dem ba amatoo fi la jóge te album bi dafa ñëw ci heure am parce que buñ nee dafa jot rek li jot moom mooy ñu delluwaat ci valeur yu baax yu ñu yaree woon Sénégal te Sénégal il faut ñu xam ne dañ ko tëgg aussi ci ay valeurs yu baax ñu am ay mag yu baax mais Sénégal aussi dañ ko tëgg ci ngor tëgg ko ci fulla tëgg ko ci fayda am ay mag yu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba am ay mag yu mel ni Bou Sine Coumba Ndoffène bu ñu waxee retour aux sources waxuñ ne bu ñu kenn jàngal Molière waxuñ bu ñu kenn jàngal Victor Hugo mais aussi ñun nañ ñu jàngal suñu bopp ñu xam suñu maam te suñu maam aussi ay jàmbaar lañ te def nañ jaloore mais tout le temps ñun dañ ñuy jàngal Occident yi kese te fii nii tey am na loo xam ne nii tey xam nga suñu maam yi xam ne def nañ ko ci bi ñu album bi génnee ba léegi ñu ngi woon ci distribution album ci jaay bi tijji nañ aussi foo mënti nekk am na équipe boo xam ne dañ chargé wu fekk la fa pour jox la sa kenn mais aussi bu fekkee nekkoo fi aussi am na plateforme digitale bu ñu tijji boo duggee Google boo defee www.kaziprod.com da ngay jënd album bi Wave Orange Money carte bancaire fi nga toog sa téléphone donc parce que àdduna aussi foofu la toog te bu tollee foofu aussi xam nga da ngay dox daal ànd ak moom ci lu baax mu bu baax donc commencé nañ aussi communication album bi commencé nañu communication album bi 2 semaines ci ginnaaw def nañ RTS Fatick def nañ Ndefleng Fatick def nañ Sine TV tey ñu ngi def interview ak yéen mais aussi Fatick yemul Fatick commune kese déplacé wu nañ def nañ Foundiougne FM def nañ aussi Gossas FM léegi fi mu nekk nii bouclé nañ région bi gars yi nañ ñu xaar semaine bii di ñëw mardi incha allahu rabi nañ ñu xaar mooy programme semaine bi mardi nañ ñu xaar RFM 14h ba 16h maa ngi RFM entre Olivier ak Kalzi muy seen émission bi réellement mercredi maa ngi Black Label Walf ak Dof Diop ak Thier jeudi maa ngi DTV
émission matinale bi war a commencé 8h ci suba samedi maa ngi Weekend Star pour présenter aussi album bi TFM live lay doon direct 10h lay démarré donc bu ñu fa jógee aussi am nañ émission ak Prince Walf 18h lay démarré ba 20h loolu mooy chronogramme semaine bi pour phase nationale bi parce que def nañ phase régionale bi ba pare phase nationale bi lañ bëgg a def bu ñu paree phase nationale bi aussi am na ay tournées yu ko war a accompagner le 26 mars ñu ngi Diofior waaw pour teg fa concert bu mag ak artistes yi nekk Diofior lu mel ni Selfie lu mel ni waa Maïtik lu mel ni Authentique lu mel ni Métroman ak artistes yi nekk aussi ci label Quasi Pro yëpp ay Papo 500 comprendre sisters yi ci nekk yëpp parce que ñu objectif boobu la ñu am pour promouvoir suñuy frères quoi te jour boobu nag dama leen di invité ngeen déplacé wu gérer couverture yi jël ay images parce que Diofior aussi bu ñu fàtte ne dëkk bu am culture mais aussi dëkk cosaan la mais ni ñuy dundee hip hop dafa garaaw ni ñuy dundee musique ci boppam moom moo garaaw donc di jox ñëpp RD incha allah le 26 mars di woo ñëpp ca Diofior Almisa partenariat ak Diof Nanor Entertainment ak Diofior FM jaajëf. macha allah sama gars yi kon ni ko Quasi waxee rek je pense que du ngeen fàtte rendez-vous yi mu leen jox bu leen ko kenn nettali na ngeen ko teewee incha allah am na solo. suñ ñëwee question nag mooy le pour finir 26 mars bi nag surtout le 26 mars. waaw Faticoise yëpp nañ fa daje. waaw dem teewali Quasi yëngal Quasi. Quasi dem si toj. macha allah moo ngi liggéey daal. pour finir ban message ngay jox ngay lancer sa fans yi ak sa mbokku Faticoise yi nga fi nga dëkk nii. waaw dèjà xam nga dafa am ay boo nee Quasi Pro rek équipe la moom famille la staff bi ménager bi direction bi côté technique côté digital. équipe bi yëpp parce que liggéey la boo xam ne ñii tey benn nit mënu ko parce que benn lamb du yëngatu donc succès bi album bi am clip yi gars yi ngi koy gis gars yi ngi enjoy album bi di ko apprécier loolu noonu yëpp dañ leen koy delloowaat mais aussi ñu teg benn team Quasi Production Entertainment tey quartier boo dem Fatick village boo dem région boo dem Sénégal même au niveau international pays boo dem am nañ coordonnateur bu ñu fa nekkal ñu tijji benn panel tuddee ko team Quasi Production mu bëri ay artistes parce que structure la label la bëri ay artistes yoo xam ne ñu ngi ci biir label bi suñu limee rek damay jóg donc nga gis ni kon affaire bi fi mu nekk nii du sax ay affaire de fans club mooy loolu noonu mais affaire de famille la ku xew la ñun ñëpp dañuy déplacé wu dem jàppale donc ñun aussi nga gis ne buñ xewlee wala tey buñ jëndee album team bi kese buñ ko jëndee li ñuy écoulé parce que est-ce que xam nga ne album bi ñu ngi ci 3e tirage jour conférence de presse bi li ñu tiré dafa jeex ñu tiré waat mu jeexaat instant yi tiré nañ yeneen nombre pour xam affaire yi ñu gën a yaatu parce que team Quasi Pro bi équipe la boo xam ne tey lépp loo initié il faut ñu ñëpp ñu jàpp ci message la aussi bu may jox artistes yi yëpp di ko jox képp kuy yëgu ci showbiz il faut nga am support il faut nga am ginnaaw parce que tey album bi team Quasi Pro kese bi ñu jëndee album bi franchement ñun liñ defoon ci album bi yëpp jotaat nañ ko bu tim bi kese jënd donc leneen lu ñëw rek bénéfice lay lay nga gis tey bu ñu ko organiser concert stade da ngay gis tim bi rek bu ñu jëndee ticket daanaka mooy loolu noonu quoi leneen lu ñëw bénéfice la nga gis ne bu ñuy dem Diofior équipe bi ñoom ñooy déplacé wu dem feesal ko c'est-à-dire que artiste bu nekk war nga am ginnaaw boobu noonu war nga mën a am support boobu noonu ci biir loo xalaat nag mu ngi ci biir am na koo xam ne mooy présenter concert yi am na koo xam ne mooy job suñu clip yi seetaan am na koo xam ne parce que label la mooy def musique bi am na koo xam ne ci domaine yëpp parce que lépp a booloo nekk ci biir quoi donc ma leen di sowloof di leen di joxaat succès bi di leen di joxaat naan ne ndam lu Quasi am rek amuma ko man kese mais yéen ñu ko jox quoi parce que xam nga benn lam du yëngatu te mbooloo moom mooy doole quoi. xanaa la bañ noppee di la bàyyi nga remercier. je pense que amu ñoo xam te war nga leen remercier si album beeg. travail bi daal. aussi tamit lan ngay conseiller si chaîne YouTube bii ñuy wax ak yow. Khadim essai vidéo yooyu noonu. waaw mais conseil bi moom dama koy jagle rek Khadim essai vidéo gis nga àdduna lépp looy def gëm ko waaw boo ko gëmee rek un jour viendra mën na la jëriñ te àdduna moo toll tey foo xam ne nii tey fii la tolloo fii ci côté xam nga plateforme yi fii ci côté xam nga digital àdduna foofu la nekk léegi
parce que fi ngay nekk léegi di wax ak xam nga adduna bi yëpp te toog fi nga toog loolu jagle la boo xam ne nii tey képp ku teel a yeewu ci loolu moom rek mën nga ci am lu nekk di la ci conseil di la ci encouragé naan la aussi ñun en tant que label Quasi Pro tijji nañ suñu porte pour ñëpp comprendre bépp frère bu bëgg ñu liggéey ensemble ñun amuñu problème boobu noonu quoi télé boo bëgg a toog rajo boo bëgg a toog site internet boo bëgg a toog loo bëgg sa produit aussi gën ci yaatu ñun boo ñuy seet si contact yi ñu am muy fii muy au niveau national aussi dañ la ciy jàppale parce que li ñu yàlla sédd moment bi moom mooy ay link nit ñi xam nañu ba pare ay link ay relation bëgg a dem télé bi wala nga bëgg a def émission bi te moom loo ko nekk jeune talent am talent ñun ñu jàppale defal ko parce que tey buñ la jàppale ñun Fatick moo ciy gagné donc te ñun ñëpp Fatick a tax ñuy œuvre quoi donc label Quasi Pro tijji na ay portam pour ñëpp képp ki jeune talent bu nekk Fatick moo xam nga nekk ci musique wala ngay yëngu ci ay vidéo ci domaine bu mënti nekk tijji nañ suñu porte pour tàllal lépp loxo nag pare aussi pour liggéey ak ñëpp quoi vraiment ñu ngi leen di soxloo beneen yoon di leen di jaajëfal ci dérangement bi ci déplacement bi réel plaisir la ñu am ci yéen di partager ak yéen parce que lii rek mooy concept retour aux sources bi moom mooy jëmmal suñuy frères moom mooy may leen visibilité moom mooy li ñuy def ñu defandoo ko ensemble te pourtant ñun ñëpp war nañ mën a ànd liggéey pour Fatick gën a jëm kanam quoi parce que tey lii ndam bu ci amee rek ndamu seen lay doon quoi maa ngi leen di bëgg bu baax a baax di bëgg équipe bi ma doon liggéeyal bu baax di bëgg Fatick waaye di bëgg aussi Sénégalais yi yëpp parce que aussi xam nga nag slogan bi ñu indi muy retour aux sources képp kuy nit ko ñun dañ ciy gis sa bopp parce que back to the Africa lañ wax back to the roots mais back to the Africa lañ wax parce que xam nga culture africaine bi ci boppam la ñuy fësal quoi benn instant maa ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen remercier jaajëf mais Asou bala ñuy coupé dañuy remercier suñ coordinateur M2J mouvement Birame Bata Ndiaye jàpp na si liggéey bi daal macha allah ñu ngi koy remercier bu baax a baax waaw dara Quasi MC la ak Khadim et ses vidéos dara rang bi gaaw maa leen di wax nag gaaw ñu leen jox délai le 26 heures waaw ñu dem teewal yi Quasi MC fële sa jof yor bu toj def ko boom waaw ke i njegna kana fort ke i ndefna xupu or feejoor raaboor njofoor atu jof yoor ndigna fudwanga i mum kaaf saltigi xoyti mat mbaan sila are ƴaxa kaf boy comka ndef i mbud ka mbaan a mbey yaan weec kan atu ngee ñaan tap ka gac kan mbin jegaan an ke i ndefna ndam ke i njegna an mi i ngatna jilas maad wa njil tege a sinig mbi selafiste o maado xaxa jon atu maysa wali jon an sinjo curub sengoor jambar gel war ka mbino ngoor xat nama refa koor sutoox tima refa salma koor mbin maak mbino maad ndef maak la maat na ilaman ndef siide njeg la maan xot kiroto iliman ceddo fa xaye iliman o Fatick sinjo Fatick maaga gon la xatu Fatick jilas maad wa njiltege moom mooy jilas lañ doon tànnee buuri njofoor atu Diofior moom mooy jubóor mooy indi turu Diofior donc album la boo xam ne dama ci liggéey ak ay professeur studio yoo xam ne seen mémoire ci Siin lañ ko bind donc waxuñ ne bu ñu kenn jàngal Molière waxuñ ne bu ñu kenn jàngal Victor Hugo mais aussi nañu jàngal suñu bopp nañ xam ñun ñooy ñan ñu xam fi ñu jógee parce que jamono ji fi mu nekk nii dafa tërëbi affaire bi retour aux sources la rang bi gaaw non saay dafa garaaw de Quasi bi macha allah de merci yéen jox dig daje ak yeneen i ceeb yaa ngeen jëf ku nekk na bàkk si li nga gëm te di gën a fonk suñu aada ku bëgg a dégg dëgg na nga jéem bu la dara gënal am fayda fu ñu jóge sori fu ñu jóge moo ñu tax a tëbu topp ñu ay wa nangu nekk seeni faada bëggatuma seeni maata ci seeni aada li ma namp la ma laaka bëggatuma jiiti jaaxa du ma ci sàggal wax ma dëkk ba lu fa des yeah welcome yéen a ngi sopp Quasi Production Entertainment rappeur entrepreneur rappeur bu ma topp rek say pënëna Saalum sóoraale Kajoor ñu xoolaale Bawol ñu ziyaaraale waalo daalaame